RFM matin 7h40 sunu gan docteur Ousmane Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi Babacar. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi kilifa nga ca ANACIM. agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie. tey mooy journée météorologique internationale. bés bi àddina bi jagleel wàllu météo. maanaam lu aju ci jaww jeeg la mu làmbool lañ ci mën a séentoog nuñ koy gérer. yow yaa fay directeur de l' exploitation de la météorologie. Est-ce que bala ñoo xuus ci waxtaan bi journée mondiale ren gi am na lu ci particulier ci 2021 gi. jërëjëf El Hadj donc am lu ci particulier comme ni ñu ko xamee mbas mi di ñaan yàlla musal ñu ci moo tax ba célébration bi dañ koy limité rek ci ñëw ci presse beeg loolu exprimé wu ak ci réseaux sociaux yi waaye du am activité yi ñu daan def mu njëkk ba dañ daan organiser ay conférence organiser ay visite de site di xamle bu baax a baax météo loolu lépp dañoo def nii dañ ko teg ci suuf ngir bañ jaxasoo beeg yu mel noonu mais teewul nag di gën a ñu expliquer askan bi la mooy métier météo ak métier météo lu mu ëmb. lan mooy loola météo kon. météo baat bi baatu tubaab la météo mooy loo xam ni dafa nekk ci kaw ci jaww ji bu ñu koy wax nag mooy ngelaw lay tax ak mu ngi atmosphère bi jaww ji daal moo tax ñuy wax donc météo mooy li nga xam ni lépp loo xam ni lënkaloo na ak jaww ji mooy jaww ci boppam mooy nuage yeeg taw yeeg niir yeeg taw yeeg coolo yeeg tàngoor beeg lépp ak li nga xam ni aussi dafay am lënkaloo ak jaww ji mooy mel ni géej gi mu ngi mel ni nit ñi ñi dund ak ñoom ak yu mel noonu. léegi dañu gis ne changement climatique yi léegi mbir yi daanaka jaxasoo dëgg moo ci am dérèglement climatique. boo xoolee léegi sedd beeg tàngaay bi sax kenn xamul mars heure bi daana fekk muy tàng. léegi day sedd tey mu niis suba mu tàng suba mu sedd. lan moo waral mbir moomu nan nañ ko mën a expliquer. Ndiogou explique nga bi nga ne dérèglement climatique xam mu njëkk ba ñu naan réchauffement climatique di wax tàngoor bi rek après ñu changé ne changement climatique léegi ñu ne dérèglement climatique muy mbir yi nam daan tëddee du tëdd nii li koy expliquer nag lu simple la mooy boo xoolee suñu jaww ji. mooy ngelaw yi fi nekk ak composition bi mu am dafay tax ba tàngoor bi mu koy téye muy tàng mu koy téye tàngoor bi donc lu ñaan loolu la ñuy wax effet de serre ci tubaab loolu nag lu am solo la ci dundu doomu aadama nekk doomu aadama lu naturel la loo xam ni bu amul ci yeneen planète yi sax kenn xalaatul nit dëkk fa waaye li xew nag mooy nit ci ay activité am ci muy def mooy oto yi ñuy créé yeeg train yeeg lépp dañuy yokk gaz carbone di ko yokk ci atmosphère bi bu ñu ko yokkoon daal di yokk tàngaay boobu nag atmosphère bi ni daan tëddee jaww ji ni mu daan doxee di ko tëddee noonu lay def nag bu indi ci ay coppite bi ñu ci gën a xam mooy tàngoor bi fi ñu toll seet nañ ni tàngoor bëri na lool ren booy xool sax amul presque sedd. loolu boo koy wax Sénégal dañ naan yëfi tubaab la te lu garaaw la. waaw dañ ko féetalee tubaab bi rek ñun duñu bàyyi xel yooya. ay pollution ak ñoom seen. yor suñuy super ak i njaga njaay ak yeneen. di saxaaral jaww ji. te baaxul ci sunu dundin. baaxul suñu dund waaw dañu ko jëlee tubaab waaye nag du noonu ñëpp la affecté ñun sax la gën a affecté booy xool ndax ñun moom suñuy jumtuwaay bëriwul suñuy moyen bëriwul donc loolu bu ñu dalee ñun du ñu mën a li ñu naan adapté du ñu mën a dund ak moom du ñu mën a am li nga xam ni dañ ko mën a utiliser mën a dund ak moom moo tax ñu war cee góorgóorlu lu baax a baax pollution bi gis nañ feebar yu bëri yi muy indi xam naa du ma docteur waaye docteur mën na ci wax lu bëri gis nañ géej gi topp gis nañ ko avance de la mer muy érosion côtière gis nañ ko moo loo xam ne dañoo affecté parce que boo xoolee secteur tourisme lu am solo la suñu koom-koom te boo xoolee léegi plage yu bëri ku ñu commencé disparaître ngir géej gi nga xam ne mu ngi indi te loolu nag changement climatique moo koy indi boo xoolee ci mbirum mbay mi gis nañ ko mbay mi léegi ni mu daan tëdd daaw te taw yi léegi day ñëw yenn saa ñaan kañ la taw bi di commencé yenn saa yi taw bi teel a commencé yu mel noonu mbënd mi gis nañ ko temps yi at yi njëg yëpp suñu problème yëpp mooy mbënd mi taw yu bëri 5 septembre yu passé gis nañ li xew donc yooyu yëpp manifestation ñu gis mooy jeexintal li nga xam ni mooy tàngoor ci jaww ji di ko indi donc li muy gën a jeexantal ci ñun mu ëpp solo fopp li muy gën a jeexal ci Europe léegi nag li xew mooy comme tàngoor mooy li nga xam ne mooy li gën a manifeste te ñun dañoo min tàngoor mooy dañuy yaakaar ni donc du lu garaaw mais moo tax bëgg naa la laaj bala ñoo delluwaat ci taw bi seddaay dafa mel ni dafa jeex Sénégal ren boo jëlee ci misaal ay fan rek la sedd wu tar wu tax ñuy wax bu weesoo xëy na Ndakaaru ak Ndar ak Cap Skirring mooy dëkk yi nekk ci wetu géej gi xëy na ñoo amum péex tuuti waaye biir réew mi sedd ba tuuti la fa doon ren est-ce que mën nga ñu wax ba xam xayma ngeen ko ba xam lu tax ak loola moom dina am saafaraam déet. waaw xayma nañ ko parce que météo amul frontière ñun ñëpp dañu ciy liggéey scientifique yi te sénégalais yi am nañ ñu màcc seen xam ne màcc lool ñu publié yu bëri ci loolu donc bu ñuy gam-gamle c'est-à-dire di comparer sedd yi ñu mës a am commencé novembre décembre janvier ba jàpp tuuti février comparé ko yu njëkkee dañuy xool ni changement am na ci bu bëree bëri booy xool léegi seddaay bi non seulement dafay gàtt mais seddaay bi encore mooy gën a tuuti comme ñu daan am
donc loolu li ko indi mooy dëgg changement climatique ni ma ko waxoon ñu koy wooyee ci tubaab réchauffement climatique mooy tàngoor mooy boo xoolee jaww ji li nga xam moom la ñuy yóbbu mu nga xam ni mooy oto yi ñuy yóbbu ak poussière yeeg pënd yeeg yooyu ñuy sànni ci jaww ji dafay tax tàngoor bi nga xam ne moom la suuf si di yëkkati di ko war a envoyé da koy téye boobu mu koy téye nag mooy yokk tàngoor bi bu yokkee tàngoor bi nag moo tax seddaay bi di gën a néew donc yooyu la mais nag dañ ko war a xam ni at yii di ñëw dañ koy gën a gis muy continuer waaye nag des fois dañu am ay vague de fraîcheur booy xool des fois di nga gis ay période yoo xam ñaari fan la sedd bu doy waar mais daal di jeex donc li ñuy remarqué daal mooy seddaay bi day gën a gàtt ensuite sedd yi mu naan sedd bu njëkk ba léegi dootuñu ko amati sedd yu ndaw donc loolu gis nañ ko bu ñu gam-gamlee natt yi ñuy natt ci données yi waaw. loolu mbir yooyu yëpp li ko indi mooy nit ñi parce que ni nga waxee wàllum pollution beeg yëpp nit ñi tàngaay bi yu su bëri nit ñi ñoo koy occasionné tey lan ngeen di wax est-ce que yéen a ngi ñaax nit ñi ngir ñu moytu lépp loo xam te ne mën na yàq jaww ji ba indi ay jafe-jafe. waaw xam nga ANACIM muy agence nationale de l'aviation sur la météo li ñu état bi dénk da cee bokk lépp lu jëm ci mbirum météo di ko saytu di mën a jàppalanteeg aussi askan wi moo tax li ñuy njëkk a def mooy sensibilisation dafa am solo donc dañuy organiser ay caravanes di organiser ay formations surtout association yi nga xam mooy association mbooloo association bay nappkat yi muy CLPA association pêcheurs association agriculteurs yëpp ñuy waxtaan ak ñoom di leen expliquer lii xew nii dafa am loo xam ni moo ko sooke di waxtaan ak ñoom di leen expliquer ci ay anam yu simple am nañ ay vidéo am nañ ay plaquettes yu ñu leen ni mooy wan am nañ ay jeux de théâtre sax ñuy def di leen expliquer ni vraiment lii di xew mooy changement climatique te li ko sook comme ni ko waxee mooy nit ñi mën nañ ko arrêter ni ñu ko mën a arrêter mooy fexe ba ni ñuy dundee ak li ñuy produire ay gaz ci oto yeeg ci yu mel noonu ñu mën ko wàññi bu baax a baax a baax ak suñuy mbayin di leen ko expliquer di fexe aussi di leen jàppale ci li ñuy dundee parce que changement climatique am na ba pare léegi il faut ñu xool nan la ñu mën a def ba mën a dëkk ak changement climatique moo tax ANACIM ci activité am dafa organiser li ñu naan ay système d'alerte précoce fexe ba ñi nga xam ni seen liggéey dafa lënkaloo directement ak météo muy baykat yeeg sàmmkat yeeg nappkat yi ñu leen di yëgal des fois que bu dee am na ay événements extrêmes ay géej goo xam ni dafay gintax yi dafay rëy ay taw yu metti yu mel noonu ñu mën leen koo yëgal à l'avance ñu mën a préparer comme seen moyen bëriwul seen i jumtuwaay bëriwul ni ñu mën a fexe rek ba fexe ba ñuy mën a farlu bu baax a baax fargu di préparer pour mën a affaire balaa muy ñëw ñu mën ko yëg pour mën a xool la ñu mën a jël seen jumtuwaay donc loolu liggéey nañ ci liggéey bu yaatu. mais am na loo xam tamit jaaxal nañu lool ndax Sénégal ñu jël météo boole kook aviation civile mu doon agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie te moo ne li ñuy wax météo aéronautique 3% la rek ci xeetu météo yi am ci àddina loolu est-ce que moom lu jaadu la itam jël météo dugal ko ci aviation civile mu ëmb lépp ndax am na météo agricole mooy soxal mbay meek ñoom seen météo maritime gaal yeeg bateau yi lu tax Sénégal jël dogal jël météo dugal ko ci biir agence bi yor wàllu avion yi. waaw wax nga laaj bi am solo laaj bi dafa am tontu yu bëri benn mooy historique li xew mooy booy xool météo Sénégal wala météo Afrique yëpp boo xoolee ñaan ASECNA bi ngeen xam publicité ma dara mooy ñoo moo ko créé parce que avion moom mënul daw sans météo ngelaw li moo koy téye boo gisee accident avion bu amee sax yàlla na ci yàlla musal li ñuy njëkk a laaj mooy la moo doon météo bi est-ce que taw la woon est-ce que ngelaw lu fort la woon est-ce que dafa woon poussière ba avion kii dawal avion mënul gis piste bi muy wàcc ak yu mel noonu donc aviation ak météo dañoo lënkaloo benn mënul dem sans morom donc bi ñu commencé di créer aviation en Afrique de l'Ouest mooy colonie française yi ci lañ commencé xam ni il faut ñu créer météo pour ànd ak moom donc historiquement météo aviation moo ko la àndal bi muy ñëw Sénégal léegi nag muy développé météo nag dañ naan li ñu suñu làkk mooy dafa tëdd njaaxaandaay mooy dafa transversal ñëpp a soxla météo tourisme soxla na météo aviation soxla na météo mbay mi nga wax soxla na météo pêcheurs yi soxla météo li ñuy liggéey ci pêche sax defe naa dañu ko liggéey feneen parce que ñoom aussi amal na leen solo mais Sénégal nag ci ñu gis-gisam moo xam ni donc aviation comme am na koom-koom bu fa am mu jël météo lënk ak aviation pour li ñuy soxla li nga xam ne ci la météo war a développer ci sukkandikoo mu mën koo soutenir donc looloy kii bi am na stratégique la ak historique. léegi lu jëm ci wàllum taw yi nga doon wax sànq. ñu ngi di mois de mars. ren ndax dina teel a taw ak ndax taw dina bëri ren ji ci réew mi. jërëjëf waaye nag mënuma cee toll fi ñu toll parce que daa am heure bu ñu koy xayma xam nga nawet bi buy ñëw suñu toll bu nee janvier février ba mars ba avril dafay difficile lool pour nga mën a xam nawet bi nu muy tëdd mais comme ni ko météo def ni ñu ko defee woon daaw en général fin avril moom incha allah nañ génne app bu leer daal ne saison bi nu muy tëdd pour nit ñi mën a préparer mais fi ñu toll nii lu teel commencé gu leen liggéey bi commencé gul pour prévision yi. commencé gul liggéey bi du parce que ñu ngi préparé données yeeg yu préparé yu mel noonu di xool bu baax ni affaire yi tëdde muy indicateur yi tegtal yi nga xam ne ñoo ñuy wan saison ñu ngi koy topp mais avril la affaire di ñor dëgg-dëgg bi ñu mën a wax benn wax bu kon ne nag di ko topp mai juin juillet ba keroog saison bi di jeex. mais seen xayma bopp lay doon wala da ngeen ci lëkkaloo ak waa SILS ndax ñoom ñoo fi njëkkoon wax daaw. ne taw yi dina am ay mbënd. est-ce que yéen da ngeen liggéey ak ñooñu wala ku ne day
xayma boppam. dañuy liggéey ak loolu waaye Georges nag ñoo ko njëkk a wax dëgg-dëgg ñoo ko njëkk a wax ñun avril déjà génn nañ bulletin officiel envoyé ko ñëpp ministère yëpp wax leen ko effectivement si dañuy travailler parce que météo amul frontière en général bu amee ay mbënd Sénégal dañu koy Niger Mali yëpp ñoo benn moo tax ñu am benn kuréel goo xam moo ñu lënk muy Agrimet ci la ñuy travailler ak ñoom Sénégal li ci participer comme ay expert mais aussi suñu expertise permettre nañu fii Sénégal aussi bu ñu ko defee ba pare ba ne SILS gi yëpp li lay xew ñun dañ koy jëlaat encore gën ko raffiner xool Sénégal gox par gox lan moo fay xew mën ko jox gouvernement pour ñu kii donc ñun en général dañuy njëkk a def xayma avril rek déjà ñu def xayma après dem participer ci SILS en fait Sénégal mooy jël xaymaam dugal ko ci SILS en général noonu la ñuy def ensuite ay experts yoo xam man yàlla du defee bokk naa ci lu bëree bëri di leen accompagner SILS pour mën a def xayma yooyu mais effectivement ni nga ko waxee noonu la dañuy boole ñun ñëpp Afrique mën a boole suñu doole pour mën a def xayma parce que climat bi booy xool saisonnier benn lépp ci Sahel comme ni ñu koy waxee. ci wàllu prévision séntu yooyu ak xayma yooyu est-ce que tey jii météo Sénégal am na jumtukaay rawatina yi mujjee xew ngir mën a def liggéeyam ni mu waree. waaw am na ay jumtuwaayam du ñu ne jumtuwaay manqué na te loolu dañuy remercier état bu baax accompagner travers projet yi mooy coopération yi am ak yu mel noonu ak aussi nit ñuy jàppale waaye nag dañ daan doyul loolu la ñuy wax parce que tey fi ñu toll boo xool expertise bi ñu am nombre de docteurs yi ñu am nombre de ingénieurs au niveau international tey Sénégal moo na toog benn niveau bu gën a kawe. yow ci nga bokk moo tax ma laaj la ko ndax liggéey nga ci kàngam nga ci yëf yi lu ci mel ni Katarina ga amoon ci Amérique sax liggéey nga ca. waaw la nga gis foofu la nga gis fii xam nga ni wutee na de xam naa da ngay naayisal rek. waaw boo ko bëggee noonu naayisal déedéet mais li ma bëgg a wax rek mooy effectivement am nañ ay moyens moom di ko wax parce que ñu ngi def ay prévisions chaque jour Sénégal def ay prévisions kon ni ko gisee télé ak rajo yeeg lépp ñu ngi ko def mais mun nañoo yokk loolu bu baax a baax parce que tey suñu économie suñu koom-koom dafa basé ci loo xam dafa dépendre ci météo boo xoolee agriculture xool pêche xool tourisme xool aviation bi ñuy wax donc booy xool secteurs yooyu yëpp dañu naan climato-dépendante la boo ci boole aussi santé donc moom moo tax dañu ci war a sëkkandiku bu baax a baax te gis nañ ñun ni ñuy doxalante ak ñooñu en général bu ñu amee prévision météo yi li ñuy sauver ci ay kii dina bëri loolu ci ay vie parce que boo xoolee pêcheurs bu ñu waxee bu leen dem géej parce que géej gi dafa sàmbara nañu sauver lu bëree bëri donc li ñuy wax rek mooy gouvernement bi naam jàppale nañu mais li ñuy bëgg mooy gën a am encore ay jumtuwaay ba tey Sénégal mën a nekk centre régional dafa loolu mooy suñu vision ñun ANACIM Sénégal dafa war a jouer rôle bu am solo fii en Afrique de l'Ouest te créé nañ benn centre boo xam ni am nañ ko déjà bu organisation mondiale la météo jox li ñuy bëgg rek mooy jumtuwaay te nga baal ma remercier aussi l'Ouest jumtuwaay est-ce que nit ñi tamit am ngeen nit ñi doy parce que yu mel noonu tamit ressources humaines yi da ci am solo nit ñi ci wàllum liggéey bi waaw ressources humaines moom lu am solo la parce que ressources humaines sax mooy base bi am nañ loo xam ni nag mën naa def liggéey mais bu ñu amoon ñeen ci lay gën parce que yow da ngay formé waate ci Afrique sax rawatina SILS ak ñooñu ak ñoom Agrimet am na ñoo ci formé waaw lan lañuy def dañuy woo ci formation ak séminaire parce que loolu suñu expertise aussi te dafa baax aussi Sénégal li mu daan taxawee di ko taxawee di dem di former nit ñi di partager ñun li ñu am di leen jàngal di leen xamal ci leen nit donc mooy wane expertise bi am na fi Sénégal du man rek mais ak sama yeneen naataangoo yoo xam ne ay docteur lañu ñu ngi fi seen xam-xam màcc ci loolu gis nañ ni am na lu ngeen yàggoon sàkku mooy nit ñi di xool météo bu ñu xëyee bon nappkat yi gis nañ ni am na ci ñoo xam ne ba léegi ñu ngi koy sàggane am na ñuy xool am ñu dul xool moo waral léeg-léeg loraange yi ci géej xooloo météo dem géej yëngu te météo waxoon na ko waaye bàyyi woo ci xel wala nga dégg ko ba noppi ne naa dem rek takk say téere rek ñoom seen jikko yi ci wàllu météo am na changement tuuti ndax nit ñi léegi ak seen téléphone bu ñu xëyee dañ naan la nangami degré dina tàng dina sedd loola itam jéego la am déedéet waaw loolu la sax def nañ ay suivi évaluation boo xam ay natt dem laaj nit ñi ay enquête gis nañ ci soppite bu ëpp surtout boo demee ci mbirum baykat yeeg yooyu da ngay soppite ko bu rëy tey boo xoolee suñu mbokk nappkat yi dañuy xam balaa ñuy dem géej dañuy xool météo ba pare balaa ñuy dem boo xoolee ci plage boo xoolee fii Soumbédioune rek di nga gis ni am na benn drapeau boo xam ne fa lañ fi samp bu dee géej gi dafa war a sàmbaraax drapeau bu xonq la ñuy sañ pour bu leen dem bu dee géej gi baax na ñu taw drapeau bu vert mais nag des na comme ni nga ko waxee daa am loo xam problème culturel la ñoo dépassé ñi def nañu ay sensibilisation yu bëree bëri bi dangay gis des fois li ñuy remarqué mooy bu ñuy waxtaan ak nappkat yi dañu naan nappkat dëgg du xaar ba météo di ko wax bu doon dem nappi xam nga loolu tamit croyance la ñu dañoo gëm ni nappkat da nga koy doon da nga koy nangam du météo mooy tax a bañ a dem géej muy benn bi des na mooy économie dañu koy gis yenn saa ci ñoom ni géej gi dafa sàmbaraax pendant une semaine ñu ñëw laajte ñu ne génn dafa sàmbarax encore ñu ne mënu ñoo toog fi ñu toll vraiment metti na 3 semaines nañ dem rek lu ñu am baax na yooyu aussi dafay am donc moom moo tax vraiment kuy yu bëri la comme ni ñu koy waxee mais je pense bu ñu continuer sensibilisation bi xam leen ni vraiment ñoog sa bakk njëriñ loo fekk comme ni ñu koy waxee balaa ngay dem géej day fekk nga nekk fa déjà ñu ngi continuer sensibilisation yi di def ay caravane di expliquer bu baax a baax effectivement gis nañ ci ay soppeeku yu bëree bëri aujourd'hui développé nañ ay méthodes yoo xam ni mooy supposons tey bu ñu prévoir loo xam ni lu jéggi jalo la ñuy envoyer ay messages ay SMS ñu jot ko seeni téléphone daal koy recevoir mieux sax léegi bi ñu defee évaluation am na ñuy wax ni ñoom dégguñu tubaab gis nañ ko démb message bi mais xamuñu lu mu wund donc moo tax léegi am nañ ay collaboration ñu def yoo xam ne du suñu kii mais ñeneen ñuy collaborer pour ñu mën di envoyer ay message vocal mooy tey sa téléphone day jékki-jékki sonné
ni sonnerie bi di sonné rek nga xam lii météo la nga décroché am benn bataaxal boo xam ci olof la daan na la météo nee na tey géej gi dafay sàmbaraax bu leen dem yu mel noonu donc am na ay avancement yu bëree bëri ñu ngi koy sentir mais nag doyul ndax tant que ay nit ñoo ngi dee ngir loo xam mën nañu ko éviter rek ñun dañuy gis ni des na ba léegi. wàllum nawet bi lay ñëwaat ak taw bi yaa ngi doon wax sa avril la mbir yi di leer mais par exemple di arrivé ngeen def des prévisions à moyen ou long terme par exemple ne at yi kat nangam mbir yi dina demee nii est-ce que par rapport à ci loolu mën nañ nag ñi njort ne ren nan la tendance yi lan la joxe. waaw xam nga booy xool dañ naan prévision rek mais app yi prévision yi dafa façon bëri am na prévision xam ne comme li xew suba ngay wax am prévision xam ko ni ñu ko waxee ay 10-20 jours am mois am prévision day dem ba ci ati at léegi li ñu gis moom mooy tàngoor bi moom tendance am mooy croissance day gën di tànk loolu gis nañ ko mooy li gën a leer changement climatique sama naataango yëpp defe naa yi travail au niveau international muy GIEC d'accord nañ ci loolu moom amul lam-lam àdduna yëpp d'accord nañ ci waaw d'accord nañ ci am na yeneen phénomène yu ñu gis Sénégal ci yenn diwaan yi misaal bi ñuy faral di jël mooy Kolda li ñuy wax écart thermique yi Kolda mën na xëy def 14 degré bu tisbaaree mu dem 40 degré am na sax njeexital ci wér-gu-yaram nee nañu looloo itam lu yéeme la te gënul daal waaw lu yéeme la gënul ci santé parce que li ñaan variation diurne bi lu am solo la te des fois nit ñi duñ ko choc thermique dañ koy gis xam nga da ngay dégg ñu naan kii doon nekk di waxtaan léegi la julee tàkkusaan rek mu daanu rek ñu ne dem na yu mel noonu choc yooyu moo koy indi en général li koy indi nag en général mooy des fois dañuy nekk période bi nga xam ni mooy période seddaay la normal supposons comme période bi comme boo gisee suba gi ne gis dafay sedd mais nag soleil bi yenn saay ak effet bi mooy dem ba indi yenn température yu xam ne dafa jéggi dayoo ci ngoon gi rapidement nga gis température bi commencé jóg nga gis ne écart boobu nag moom mooy indi yenn problème surtout ci gox yi nga xam ni amuñu géej yi amul géej en général koy gis parce que bu dee géej ñu naan géej day modérateur thermique géej dafay tax ba ndiir yi du mën am changement bu rëy boobu donc dëkk yi nga xam ne lépp dañoo nekk sur le continent comme ni ñu koy waxee jàpp Kolda Linguère Tamba yu mel noonu donc période yu mel nii dañ koy gis souvent surtout période charnière période bi nga xam ne day jóge ci tàngoor la seddaay lay jóge di ñu ci tàngoor lu ñuy faral di gis la en général. am na loo xam ne itam bu ma ko laajee ñu ni maa koy laaj waaye laajuma ko koor gi moom ren dana sedd wala dana tàng. di ci daa ragal koor moom daa ragal koor d'accord léegi koor gi xamaguma ko internat weeru moo ci war a des wala lu moom koy matu ko sax matu ko incha allah rabi dinañ leen jox app yi xam naa ndax fin du mois mars bi war nañ def yeneen app pour wax ni avril bi na lay tëdd incha allah donc boo leen demee suñu site web wala suñuy bulletins yi ñu envoyé nañ ci jox ay app ci koor gi incha allah. foog ñu wax ci baykat yi nag ak taw yi dañoo gis ni dafa mel ni nawet daa tuxu Sénégal daan taw mois de mai teel a jeex waaye léegi yéex a tàmbale yéex a jeex est-ce que mën nañoo jàpp ne définitivement que ni diir ba nawet daan am ci réew mi daa tuxu léegi waaw mën naa ko waaw dafa tuxu bu ñuy xool tendance yi bu ñuy xool rek calculer supposons bu ñu naan moyenne yi calculer daan xew ci fukki at yi mujj ak fukki at yi léegi dañuy gis ni am na benn tuxu bu ci am mais des fois yenn at yi yenn saa yi dañuy gis mu teel loolu commencé mois de mai ci yenn gox yi nekk ci suuf surtout donc loolu aussi moom mooy signe changement climatique comme ni ma koy waxee woon sànq donc effectivement nawet moom ni muy tëdd léegi dafa doy waar surtout boo xoolee Babacar mooy des fois dañuy gis première taw mu taw après mu toog diir bu yàgg tawul loolu nag mooy problème bi gën a rëy ci baykat yi moom bu tawee dañuy yaakaar ni taw na tooy na ñu ji n'est-ce pas bu ñu jiyee nag après mu xool ay 1 mois du taw donc li ñu jiyoon yëpp ñu perte ko moom moo tax ñun loolu mooy suñu problème bi gën a rëy mooy premier taw amee rek dañuy profité na taw na naam waaye ñun bu ñu xoolee jaww ji ni mu tëddee gis nañu nawet bi ñëw gu duggul dëgg-dëgg taw boo xam ne dafa jógee Mali rek ñëw daan ñuy laal moom moo tax ñun li ñuy travail baykat yi aussi bëri na loolu leen accompagner pour boobu ji boobu ñuy def ak ensuite des fois suuf si dafa ñàkk doole engrais xam nga lu am solo la des fois dañuy def engrais rek ngoon ngi mu taw engrais bi yëpp lessivé wu comme ni ñu koy waxee yu mel noonu donc yooyu yëpp leen ci accompagner naa leen attention bu leen dem tool ak yu mel noonu ak dënn yi aussi gis nañ ni lu am solo la temps yi dañuy xool day jël faat ay bakken yu bëree bëri yooyu aussi dañu ko ne di sensibiliser di loolu nag c'est pas normal ah fii àddina toll ay dënn di rey ay nit te jumtukaay disponible waaw jumtukaay paratonnerre war nañ ko mën nag am ci réew mi waaw gis naa direction de la protection civile def liggéey bu am solo ci xayma fan la paratonnerre war a am naa ñu ngi ciy def defe naa ne boo leen invité ñoom nañ ci mën a wax ju sori waaw dënn moom mën nañ ko éviter ak paratonnerre mais des fois aussi xam naa ni moyens peut-être moo dul doy ngir loolu te peut-être duñ ko mën a def fépp jërëjëf docteur Ousmane Ndiaye
yow yaay directeur de la prévision météorologique ci ANACIM di bànqaasu nguur gi nga xam moom lañ dénk wàllu avion yeeg wàllu météo tey mooy journée météorologique mondiale noonu ngeen ko tuddee mën nañu wax rek journée mondiale météo pour gàttal ko ñu lay gërëm ci waxtaan wi nuyu ñu mbokk yëpp ñoom sunu xarit yooyu njoogu ñu mu sax ñoom Pam Ngor ak xeet googu waaw incha allah jërëjëf Babacar kontaan nañu dal bi te ngeen insisté ci wolof bi nag météo moom ginnaaw nga leen bëgg mu jote ci ñëpp rek ñu insisté ci wolof ndax dañoo yàgg gis ni français lañ koy def ngeen yor bant ba rek di tabb naan fii ak fi wolof bi am na solo làkk réew mi incha allah nañ ci góorgóorlu bu baax jërëjëf Babacar jërëjëf docteur Ousmane Ndiaye jaajëf Ndiogou